deuxième partie bi ñu ànd ci ak Souka Mbaye madame Samba ci NEPAD musical mu dalal ay ganam ñu ndar képp bile magazine. Omar Bun Khatab Gueye maa ngi lay nuyu di la ziar. Ajaratu maa ngi lay fay di la ziar bu baax a baax. am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam. mbaxadam lu mu doon. waaw temps yi moom style bii laa jël. bii mooy. bii beere la. beere style gobi ah. waaw ba tey. ñu koy gërëm bu baax di ko sant am mbégte teewaat fii di nuyu sëñ bi Thiam Abdoulaye les sans emploi ci kanam incha allah di la ñëw ak ñoom ci waxtaan bi Fatou Indou sama xarit. ñu ngi koy ziar baax Fatou di nuyu El Hadj Ndiogu Meng saa kurag gis naa xeer bi ma dóor mais man xeer boo ma dóor dama koy téye ba fay jot ma fayu. sapeur. ça moo inspiré. dama sol sama yu bële ba teg ma ñëw saa ma sapeur. xale bu sew nag mais amul benn problème. am na solo ñu koy gërëm di nuyu di caméraman yi ak waa Régie yëpp di wax ni rek tey la sama bisu anniversaire. waaw. waaye xam nga ni je suis dans le deuil. waaw moo tax macha allah ah. waaye ñaan dañuy sant yàlla rek comme yokkaat na benn at dañuy sant yàlla rek bu déwénee ñu gën a yokk di gërëm ñëpp di leen sant. kon ajaratu ñu ngi lay ziar bu baax. yàlla na ko yàlla def ñu ngi delloo ziar. Fatou Dieng Sall borom culture inde ñu ngi lay nuyu amaat plaisir comme ni ma koy waxee chaque jour di la retrouver. waaw ajaratu maa ngi lay fay bu baax di am mbégte saa su nekk nag di partager ak yow plateau bi. fi nga fël nooy nag création bu garaaw ngay def macha allah daal di def sa olofal daal di koy wengal kii rek def sa beere bu baax macha allah jekk na rafet na di nuyuwaat Mbengue Mboro nag sama xaritu xol bi nga xam ne macha allah tey fa mu fël nooyati na nepp ci weeru koor gi maa ngi koy nuyu di ko sargal bu baax a baax sapeur nga koy woowee temps yi kon maa ngi lay jàppale ndax yow sama xaritu xol nga sapeur pompier di nuyu bu baax Omar Bun Khatab mi nga xam ne moo di sama xaritu xol te réew mi yëpp xam nañ ko di la jaale waate sa waajur yu wàññeeku waaye nag di la ñaanal aussi yàlla defal la gudd fan ak wër sàmm sa njaboot naan la happy birthday to you dundal ba say may di baawaan di nuyu sa invité di nuyu sénégalais yeeg ñi nekk ci résidé techniciens yi ba ci kanam ajaratu biti. d'accord ci kanam tuuti dinañ ñëwaat ci yow Alaaji Sanjoogu Mbay maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay caporal eaux et forêt di leen ziar bu baax vraiment bétti wax dëgg fa yàlla ngay yëngu ci wàllu eaux et forêt loolu di loo xamante ni vraiment ñu bari xamuñu ko woon waaye sunu borom ko def ñu ngi koy nuyu di ko ziar di dem ba Touba di xalifa général kii la ma may kii Kayre Boy Kayre la ma may caba moom Boy Kayre la ma may yow nga jox ma gobi ay man ndax mais rafet na nag macha allah fa la ne yow da ngaa neexal sañse nag loolu sol mu dem de di nuyu xalifa général des Mourides Serigne Mountakha waaye di nuyu sunu xarit Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad Mbacké di ko ñaanal Mbacké mu yàgg fi te ànd ak wér di nuyu Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarim Axla ak kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi nuyu Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di nuyu Serigne Medoune Sey borom tawfeex di ko ziar mais aussi tamit di nuyu bu baax sunu mama Dieynaba Fall di ko ñaanal jàmm di ko ziar bu wér waaye di nuyu monsieur Lo kooku sunu tonton la ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di wax happy birthday to you à Omar Bun Khatab di ko ñaanal gudd fan wér gi yaram teraanga sutura yëpp vraiment sunu borom defal ko dund lool 111 ans sans ordonnance sunu borom mën na ko yàlla na ko def vraiment ñu ngi koy ñaanal di wax ko am nañ ci moom mbégte ak kontaan tey ni anniversaire bi demee rek parce que moom xam nga bële passé waxu ko woon mais mën nga ko jox xam ne dama daan wax naan avril dama daan inspiré wu ci Afrique mon Afrique naan avril mon avril waaw man dama maanaam bu mu saan a jib rek sama xol day sedd weer wi mais weer bi ji nga li ci yàlla toftal léegi boo ci duggee sa xel sax day ne ci leneen lay ne lu dul sa bopp mais sant yàlla way alhamdulilah waaw kay nga yaa ngoog di nuyu tamit aussi monsieur Abdoulaye Thiam d'accord dinañu ñëw léegi ci moom sax régie jox leen ñu tampon bu ndaw rek regroupement diplômés sans emploi du Sénégal ñoom nga dalal maanaam mbootaay gi ëmb ñi am ay lijaasa te mënuñu am xëy di daw ci ginnaaw xëy ba tey ji di Abdoulaye Thiam nag moom mooy secrétaire exécutif boobu regroupement du trésorier bi boo nekkoon trésorier bi moom boo ñëwee leneen la lay laaj mais heureusement bi mu ñëwee loolu la ma njëkk a présider booy amuñu trésorier ñun amuñu xaalis mais Abdoulaye ñu bàyyi la nga nuyu Thiam. waaw salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum téléspectateur Walf TV
maa ngi leen di sant di leen gërëm ci invitation bi Sarr di nuyu Soxna Thiaba Soxna Fatou Indo kon am na ay Indo Sénégal ak Omar Ben Khattab maa ngi leen di sant di sant ñëpp voilà di doole nag di nuyu kilifa diine yi di ko tàmbalee ci sama leader maanaam moom laay wax sama leader suñu waxee man leen moom Serigne Touba moom mat leader muy Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. amiin amiin di ci teg sama buntu ci Serigne Touba muy sëñ Abdou Lahad mu sëñ Chambou. donc 5e jour koor gi lañ ko doon màggal waaye ren comme que Covid bi la dañ ni woon ku nekk màggale ko sa kër. waaw di ñaan yàlla yokk leeram sëñ Soy bu Mbàkke di ñaanal son Serigne Cheikh Say mi xalifa bi ñoom sëñ Abdou Samad ak sëñ Amsa borom. xaside yi donc yàlla yàggal leen fi. waaw tey nag dama ñëw waaw c'est bien léegi ñu ñëw ci laaj yi ah. voilà tey nag dama ñëw ci en tant que représentant. du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal mu nekk benn regroupement boo xam ni mu ngi juddu depuis 2011. boobu man ñu ngi nekk première année 2e année donc. voilà donc dama bëgg a def historique bi directement pour ñu mën a kii donc maanaam dafa nekk benn regroupement boo xam ni cim xëy la lay kii waaye xëy ñoo xam ni dañoo jàng ba yor seeni diplôme ba pare voilà donc pour sans tarder baal ma kii foofu 2011 ba léegi yéen a ngi si ah Zale rek lañ doon fa mais dafa nekk ci yeneen yitte yow nga ñëw teew mais tey ji lu tax ñu woo la contexte mooy suba incha allah dafa am conseil présidentiel sur l'emploi déjà balaa ñuy xóotal ci waxtaan bi est-ce que vraiment ay sans emploi ngeen waaw Omar soo ma laajee maanaam est-ce que vraiment ay sans emploi lan voilà donc soo déggee ñun le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal c'est-à-dire que ni tey jii nii nekkuñu ñoo xam ne dañoo yaafus dem jàng pare dem tëdd suñu kër nekk ci suñu zone de confort maanaam tey ñu ñuy jox añ reer ndekki donc dañoo bàyyi lépp pour ñëw fii suñu ñëwee fii nag maanaam duñu croiser les bras parce que war nga fay location war a lekk wala def leneen donc ñu ngi ci suñu yëf yoo xam ni maanaam ñu ngi ciy nekk di ci wut di ci suturlu ba maanaam duñu ñaan kenn duñu yàpp tamit loolu moom moo tax parfois les gens même ils nous posent cette question là yéen est-ce que ay sans emploi ngeen yéen am ngeen liggéey da ngeen koy nëbbuñu ko parfois nag mën nanoo am ay prestataires ñu soxla ñu ci loolu maa ngi nuyuwaale cabinet Mor Dieng muy Mor Dieng ak madame Dieng donc ñoom su noo amee benn programme dañuy woo suñu woowee ñu jël ñenn ñi jël yóbbu leen ñu liggéey ak ñoom te suñu liggéey ak ñoom tamit ñoom it di en retour comme genre prestataire de service dina am genre motivation boo xam ni moom la ñuy am ci motivation boobu ci la ñuy suturloo am na ñeneen ak ñeneen tamit ñu koy def. c'est-à-dire que dafa am benn terme bi ngeen faral di utiliser pourquoi ma laaj boobu. peut-être xaw na la sax bett. mooy daf mel ne da ngeen di xeeb parce que da ngeen di utiliser benn terme mooy les emplois précaires. pourquoi ngeen koy utiliser alors que nit day tuntuñu kenn xëyul egg rek fi nga bëgg. waaw peut-être daa am fooy dal ba egg. fi yàlla bëgg. voilà est-ce que nekkul ni da ngeen di xeeb. voilà ci loolu noonu maanaam du ma ni xeeb. parce que man mi wax ak yow pratiquement jaar naa fu bëri. comme récemment jaar naa ci centre d'appel bi avec te ba ma fay dem je savais toutes les conséquences yi nga xam ni moom moo jël centre d'appel. mais les conditions de santé et hygiène. de vie maanaam santé et sécurité au travail. On ne les respecte pas. donc bi ma fa demee fa laa commencé takki verre parce que j'avais des problèmes de vision. fa laa amee problème mu nopp. fa laa amee tamit yeneen problème yoo xam ni donc du ma ko wax. donc mujj gi récemment j'ai déposé ma démission ci centre d'appel. Ah bon? Voilà donc dafa am yoo xam ni tey jii nii mënumaa toog di ko wax te dunduma ko. il fallait que ma dem à l'encontre de ces travails là pour xam lii nii maanaam lan la ak lan moo ko wundu. mais bari na fi yoo xam ni c'est-à-dire que ni man ba may démissionner ña ma nekkaloon ci plateau bi jour bi ma ñëw rendre sama démission ñoom gëmuñu ko soo rendre sa démission loolu la wax da nga am leneen lu gën lii. nga leen déedéet. ma ni leen déedéet cak la ma jàppoon laa jàpp mooy suñu borom. parce que j'ai une philosophie mooy iyaaka nax ba du way iyaaka nax fay du ci wax laa ko kii mais dama koo gëm te dama koy dund maanaam tey yàkkamtiwuma waaye tamit
heure bu ma xëyee suba du ma toog maanaam dinaa wuti ci loo xam ne ci laay nekk. maanaam du xeeb mais tey jii nii su lu leeroon ni leer ni lii ngay liggéey am na yenn études yoo xam ne doo ko def parce que doo ko fa xaar donc génn nga def leneen tey jii nii ci ñun bari na ñoo xam ni cag-cag lan yor. te pourtant ils ont au minimum le master 2 am na ci ñenn ñoo xam ni ñu ngi impression la ñuy def am na ñenn ñoo xam ni maanaam ñu ngi dugg ci leneen ak leneen di ko def c'est-à-dire que defuñu ko parce que ni loolu noonu mënoo ko continuer ma ñëwaat ci centre d'appel yi loo fa yàgg 4 ans mënoo ko fa dépasser. parce que convention la emploi comment dirais-je employeur état donc 4 ans yooyu su jeexee ñoom mënuñu laa signer CDI parce que nee nañ attanuñ ko ils ont obligé que ñu dindi ko. actuellement looy def. bon actuellement mën naa ni maa ngi ci samay business. say mbiru bopp voilà. waaw c'est bien ñu doore woon foofu pour que ñu comprendre réellement ni na ngeen nekk sans emploi mais toogoo leen rek na yàcc loolu aussi nag nit ñi xam ko yéen a ngi seen mbiri bopp mais li ngeen doon jàng pour liggéey ci loolu ngeen mënagul am liggéey ci ngeen di daw ba tey ji ñu bàyyi saamu lii waaw jërëjëf sëñ bi gis nañ li nga xamante bi expliqué nga ko ci wàll bi c'est que benn waaye am na kuñ ci tegoon fii que l'autre kii mooy jëwriñ muy wax ci wàllu kii maanaam que ni di université ñu bari dañ fay dem mais dañuy génn nekk ay chômeurs. c'est parce que amul ay formation yoo xamante ni bi dañ leen koy defal. école de formation yi nee nañ tamit defal loolu xam nga tey ji génn ngeen ak seeni diplôme. mais pour am liggéey mooy li nga xamante ni bi mooy li jafe. dafa mel ni état bi tegut ay kii yoo xam ni bu ngeen génnee war a mën a liggéey parce que yaa ngi expliqué sànq ne bu la leeroon ne da ngay dem ba jàng ba toll fenn fi sans pour autant que nga am liggéey. kon doo sonn yenn coono yi di jàng yenn yi kon demoon nga ba noppi quoi comprendre mel na ni kon réccu am na ci li nga xamante ne léegi fi mu toll nii président mi ngi génne xaalis nee na pour jeunes yi parce que man jàpp naa ni yéen bokk ngeen ci ñi nga xamante ne bi gën ngeen cee yay ci alal jooju nga xamante bi ndax yéen seen organisation bii ngeen yore defar ngeen ay projet yoo xamante ni am peut-être xam nga war ngeen a mën a xam loo xam ni moom ngeen bëgg pour jéem a jege kuréel yooyu pour mën a bokk ci bañ ko bàyyee rek ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy politiciens yi ñu séddale waat ko ay politiciens parce que am na yu bari yoo xam ne bi xewoon nañ fi man gisoon naa am na ñoo xamante ni bi dañ lay jox sax leb bi ne la daanaka amut fay xam nga mooy lekkal parce que ñoom bu ñu lekkee rek ñoom dañuy couvrir quoi dafa mel ni te alal ji bu demee noonu du baax lan ngeen prépare voilà jërëjëf Sandiogou ci loolu noonu maanaam ñun on était toujours une force de proposition. donc mosuñoo toog maanaam croiser les bras naan non dañoo bëgg xëy. donc toujours danoo nekk foo xam ne dañ ni li ñuy laaj moo di kër nan ñu woo ñu toog ñu wax leen ni leen lii ak lii la ci loolu damay commencer ci DER bi. jot na noonu déposer ay projet mais benn amu ci suite. ñaata projet à peu près. bon à peu près déposé nañ plus de 8 à 10 projets. voilà yoo xam ni Yves ci boppam moom moo demandé su ma la woonee ni groupe bi on a 2 groupes yoo xam ne pratiquement on est aux environs 7000. 2 groupes yëpp on a demandé que ni képp ku ci am projet nga ñëw nga déposer ko bi ñu joxee projet yooyu ñu jël ko déposer ko mais benn amu ci suite. mais avant loolu projet bi soo xoolee DER bi si on se rappelle bien 8 milliards la débuté 8 milliards yi bi ñu ko njëkkee je vais saluer en passage le président du conseil national de la jeunesse Khadim Diop ñoo bokk dëkk. bi ma nekkee ba âge pionnier moom moo nekkoon sama chef Khadim Diop danoo tase bi nu def j'ai fait une formation en employabilité. boo xam ni waa IMCA ñoo ko organisé ak équipe remise de diplôme yi jour boobu moom lañ invité. bi mu ñëwee ma def benn intervention mu ni ñoom 8 milliards yi phase boobu jàll na ñu ngi demandé waat 3 milliards muy 11 milliards pour ñu mën a gap bi amoon fële pour ñoom ñu mën koo combler ma ni ko président je suis tout à fait d'accord ci yow ci entrepreneuriat parce que ni dama ko gëm parce que ni travaillé naa ci ak ñu bëri mais da ngeen a jël 8 milliards c'est des 8 milliards des Sénégalais ñun ñëpp ci bokk ngeen jël ko financé ko ay nit bala ñoo jëlaat dara di ko ci yokk danoo war
xool xayma ñun fan li ñu jël 8 milliards yi fi ñu ko joxe ñu suivre projet yooyu est-ce que mu ngi dox est-ce que ñu ngi remboursé ñu doog a mën a jëlaat leneen kii ko su fekkee ni loolu maanaam jàllul ñu doog a retourner waat xool qu'est-ce qui ne va pas doo ko rectifier waat pour jóg à ma grande surprise bi ñu ci tegee 2 mois ma dégg ñu ni président nee na léegi enveloppe bu 30 milliards la joxe mais 30 milliards yooyu ba léegi nii détournement d'objectifs yi ñoo ëpp fuuf li am voilà maanaam détournement voilà fa mu war a dem maanaam projet bi dégg naa ko dama bëgg mu xam njublang dama bëgg njublang yi leer parce que dama dégg léegi sànq ci rajo bi ki jiite DER mu laa dégg de mën a ndaw ñi bu kenn ñaxtu bu kenn dem fenn képp ku dugal lii nu mu tudd projet boo xam ne tey jii laaj na ñu financé neen finance ndax xaalis bi mi ngi fi moom loolu lay war di wax voilà Omar dafa am lu am maanaam tey jii nii qu'on se dise la vérité là pas mal de gens yoo xam ne ñu ngi déposer projet bi moomuñu ko fiche synoptique bi soo leen ko tegoon présenté leen ko mënuñu ko xam nga lan nan lay wax indil ñu projet bind ci sa tur joxe loolu suñ la ko joxee fan nga koy defee ñaareel bi on propose à l'État que bu mu jël xaalis bi di ko verser nit ki na jël banques yi mu def partenariat ak banques yi ñooy suivre ces projets suñ la financé première phase foo toll ñu ñëw def kii bi xayma bi xool fi nga toll ñu jël deuxième phase bi ñu indi pour ñu financer la conditions yi ñuy laaj c'est des fois c'est un peu compliqué hein du ñëpp koy mën a am garantie voilà moom laa la wax dama ni la dañoo jël xaalis ñoom teg ni dañ koy financer xaalis boobu nañ ko jël en partenariat xool lan moo gën a oyof ci kii c'est-à-dire que ñoom su fekkee ni ñoom fii nii DER mën ta def suivi bi banque bi mën na def suivi bi tey jii nii su la kiyee dina ñëw xool ba xam projet bi fan la toll mu doog a jël deuxième phase mu financé la ko mais tey jii nii man mii nii nga ñëw ma xëy suba rek dem wuti ji sama benn xarit jël projet am ñëw déposé lan la nan ma financé ñu financé ma tey 1 million wala 500 000 francs lan laa ci njëkk a def dama dem noose ci ñëwaat toog ñu ni ma fay ma ni noo xaalisu ñëpp la man kay gis naa ñu ciy def donc c'est ça foofu noonu la ñuy waxee beneen voilà beneen bi mooy 150 milliards yi voilà 450 milliards yi bien que c'est beau ñu wax ko nii nangam ak nangam mais faisabilité man j'aurais dû bien préférer avec 450 milliards ñaata entreprise ñoo ci war a taxaw bi ñu génnee ci mbas mi ñun on avait fait moom laa lay wax sànq ak docteur Mor Dieng enquête yi ñu doon def l'impact du Covid ci ménage yi da nga fay dugg ak ci entreprise yi parce que ni on avait 3 secteurs mais entreprise yi la majeure partie des entreprises ils sont en cessation d'activité doxatul te ñoom yoroon nañ ay entreprises yu doon dox li nga xam ne solo la balaa ñu utal ñeneen xëy yi taxawoon nañ ko doxal ba noppi voilà ñooñu noonu nan leen mayat loxo ñu jóg ñu xoolaat nag fan nañuy jaar pour ñii nii tamit dem ci loolu noonu damay ñëw ma wax la sànq mooy ci diplômé yi gis nga c'est que ñii am nañ ay idée parce que xam nga lu daal parce que boo nekkee lii ko waral yëpp idées yi ngeen am nii yëpp c'est parce que yéen a ngi en dehors yéen a ngi nekku leen ci match bi mais yéen a ngi suivre ñu ngi ci tuus yéen a ngi ci tuus yi xam li xew bés bu ngeen damay ragal nag ngeen dugg ci match bi nag réer mais fi mu toll ni moom tuusi moom li ngay wax ni moom lii la ma yëf yi war a tëdd voilà ça waaw ñun soo gisee ba léegi nii maanaam fenn fi maanaam ñenn ñu nungul ñoo recevoir nee na ñun ay politiciens la ñu ne ay politiciens ay opposants lan sax la ñuy wax lu tax ñu wax la dégg nga réew mi xoolal boo kiyee ñu defal la étiquette te pourtant nit musuñoo gis ci parti bu nu dem amuñu carte de membre parti bu dul suñu structure bi xamuñu maanaam amul benn leader boo xam ne dem nañ toog ak moom. bu leen neexee sax nekk politique bu leen neexee politique. ay sénégalais ngeen mbir mi ay sénégalais lañ koy jox. bu leen ko ragal loo maanaam di leen lii. bu ñu leen jéemoon tànc fenn. voilà bu leen neexee sax politique leen ba sàmba di ca demba. non pour wax la ni la maanaam sooy wax loo xam ne arrangé leen ñoom ñuy wax loolu ay politiciens lañ ñuy jox xaalis bi. voilà maanaam sooy wax loo xam ne moo tax ñu leen ciy siis. voilà sooy wax loo xam ne maanaam arrangé wu leen. dañuy jàpp ni yow politicien nga. waaw seetal yaa ngi dégg seetatuñ njariñu wax ji. voilà sànq kii maa ngi wax ak moom ma ni ko soo demee ñun on nous a formés comme des enseignants. des sciences de la vie et de la terre professeur scientifique. SVT. Premier programme bi maam ñu boole maag l'ex-directeur de l'INEAD Cheikh Na Lam. ak son collaborateur Chérif Aïdara. ñu nekkoon INEAD projet éducation yu bëri ñoo ko yor.
am na benn programme boo xam ne PISA-D la tudd programme international pour le suivi des acquis pour le développement. gis nga boobu bi ñu ci nekkee maanaam ñoo nekkoon les codeurs scientifiques et mathématiques te codeur jàngaluñu ko université. mais bi expert bi ñëwee expliqué ñu ko automatiquement nee na ñun ñoo gën a adapté sax les professeurs en activité avec un taux de réussite de plus de 98%. bi ñu defee loolu ba pare ñoom ci seen bopp en tant que des acteurs de l'éducation ils nous ont dit que ni ñoom affaire bi jaaxal na leen. professeur ñu am manque de professeurs scientifiques toujours. ak kii ñu am ñoo xam dañ leen a former comme des professeurs te joxuñu leen liggéey. comme waa FASTEF fii rek. comme waa situation quoi. parce que ñun on a fait un master 2 d'enseignement. master 2 d'enseignement bi. sunu master 2 bi yëpp. FASTEF lañ ko defee comme des professeurs comment dire comme des caïtiens. et pourtant pas mal de gens ñu ngi fii nii chaque année ñu ngi former plus de 150 personnes suñu génnee ñu détourner leen ñenn ñi changé nañ objectif pour le moment. doon ay distributeurs ñenn ñi defi ji leneen mais loolu je dis que c'est une perte pour l'État. mais état bi daf mel ne mi ngi ximili ko nu ko saa di waxee parce que président bi mujjee génn nee na 5000 enseignants di leen recruter dugal leen sur le marché mais aussi loolu lu am solo la ku ci mel ne yow tey jii. waa sa xel war na mën a dal ci loolu ak say morom. Omar c'est-à-dire que ni parfois. maa ngi ab sunu papa Ahmed Khalifa Niass. dama ko dégg mu ni on est dans un pays de farce. ay farceurs fi nekk ay dans un pays de farce. ñu wax ma ni leen pourtant il a parfaitement raison gis nga réew mi. di président ay farce nga ko jàppee. suñ nee la ci recrutement boobu laa lay wax. recrutement bi suñu taxawee ñu ne dinañ recruter temps. jàppal ni ñi nekk en formation actuellement à la FASTEF. ci nan bokk. beneen bi moo di que la majeure partie bu ñuy recruter ñi nekk crème la. élémentaire. coût bi ñu joxe ñu ni actuellement ñu ngi en FASTEF ña fa nekk soo jëlee matière ya fa nekk yëpp enseignants yëpp matul 2500. plus passerelles yi ñëwaat plus inspecteurs yi. donc chiffre bi ñuy joxe. c'est pas un chiffre qui est juste. pour wax la ni la ci foofu tamit gars yi ñun d'accordul ñu ci. man ba nu wootee ñu ni dañuy def 2 recrutements bii passé. xam nga maîtrisards yi. xam nga ñaata lañ ci jël. SN laa lay wax mooy li ma intéresse SVT biologie. plus de 600 candidats yu déposé 5 lañ ci jël. 5 lañ ci jël. donc pour vous dire. kon yow boo demee ci biir Sénégal am na ci yoo xamante ni dañu manqué ay professeurs ay lycée wala dañuy jël ñaari kii dañuy jël ñaari ay horaires yu bari yoo xam ne duñ ko sax mën a honorer. c'est ça te soo rebattre woo tamit dem ci école privée yi ce sera bon. plus mais nag président est-ce que nekkul mi ngi ximili ko saa dem mi ngi koy toog neen mi li ndaw ñi bëgg moom lay maanaam dernièrement ni muy waxee moom. ak conseil présidentiel pour suba. ak li mu ci namm 450 milliards sur 3 ans. est-ce que jàppoo leen nag bii c'est la bonne bii mooy bu baax bi pour moom parce que dafa mel ne yeewu na parce que même yéen ñi suba invité na leen jam ñaajo te loolu daawul am aussi. voilà donc ci loolu noonu ñun suñu sañoon li may wax rek suñu sañoon Sénégal nekk Sénégal gi gën. suñu sañoon injustice sociale jóge fi. suñu sañoon ndaw yëpp am liggéey loolu sax moom mooy suñu kii mais dafa am loo xam ni dafa am moo di que li ma daan wax rek. 7 ans. nga diggee 500 000 emplois. atteindre ko. en 5 ans soo diggee 1 million d'emplois. du ma ni du am de waaye dinaa tooxaw seetlu. d'accord am na solo. maanaam waxi démb ya daal moom nga gisagul. mu voilà maanaam daal maa ngi xippi di xool li ñu wax c'est bien beau et wax dëgg yàlla damay ñaan yàlla li ñu wax mu am waaye tamit. doon ñoo waxoon loo xam ni maanaam gisuñu ko dañuy toog di xool. waaw ñu bàyyi la nga tàggatoo di ñaan rek xëy ni joxe ngeen am ci yéen ñëpp. ba kenn du toogati di xaar ah. waaw ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw jërëjëf dama leen di sant di leen gërëm. ci opportunité bi ngeen ma jox. donc ma présenté wax tamit li nga xam ni maanaam mooy mouvement bi wax li nga xam ni tamit moom mooy ay objectif am ak mission am
ci loolu noonu may sant bu baax regroupement des diplômés sans emploi sans exception di ko jaare ci notre coordonnateur l'infatigable Yves Zalé di ko kii tamit ci sunuy partenaire maanaam ku mel ni maanaam le directeur de l'emploi Modou Fall donc nekk na koo xam ni tamit wax dëgg yàlla mu ngi ñuy déglu su ne am nañ benn tampon au niveau de l'État moom la donc mu ngi ñuy déglu tamit dañu kii ak le cabinet Mor Dieng. D'accord. Et sa femme madame Dieng. merci beaucoup ñu koy jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Thiam membre exécutif regroupement des diplômés sans emploi ñu koy gërëm bu baax sëñ bi Thiam jërëjëf. jërëjëf. ayca yow it ñu ngi lay jaajëfal moom it di ko jaajëfal bu baax a baax rek ci la ñuy dem daal di jël tampon India Show. ayca mi ngi noonu gannaaw Omar Gueye ñu bala ñuy jox rek Fatou Dieng Sall ñu daal di koy nuyu dal ko ci bile plateau Saloy re lu lay wax da ko ay lu xaw tey ak lu déggo suka ñu ngi lay nuyu tey da ngaa teel a yéeg